asalaamaaleykum mbokki Tivaouane asalaamaaleykum mbokki Sénégal Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV mbokki nag tey maa ngi fii di def émission ak waa CPGE bu Demba Diop si borom Sabadoor bi fii ci Tivaouane ñu seq kook nag kan Mbaye Diop bi nga xamante ni ci responsable yi la bokk dëkk Kër Ndiobo dëkk fii ci Tivaouane bokk ci responsable CPGE bu Diop si ak kan Pape Toro bi nga xamante ni mu ngi dëkk Toro di responsable CPGE bu mag tey nag ñu war a waxtaane li nga xamante ni mooy CPGE ni ñuy def rek mooy dañuy tàbbi directement ci léegi Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax. El Hadj maa ngi lay fay maa ngi nuyu également waa Tivaouane di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan Mame Ndokh TV. doxal ma Pape Toro Pape ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw d'abord El Hadj dañuy sant yàlla di leen nuyu di nuyu képp kuy seetaan Ndokh TV di nuyu waa Tivaouane yëpp di nuyu àdduna bi yëpp. fi ñuy démarrer nag Pape mooy li ñuy njëkk a waxtaanee Mbaye Diop ci yow laay tàmbalee après doog a dem ci Pape Toro mooy question bi may posé mooy CPGE bu 2014 bi ñëpp doon topp Diop si moo bari doole Diop si moo bari doole mag ñi di taasu naan waxuñu ko dëkk ci dëkk bi ki defar dëkk bi la ñu wax ba benn waaye di ma nettali ne ma benn jour papaam dafa gaañu. ñu yeb ko ci corbillard bi romb côté sëg ya booy di yuux topp corbillard bi Diop si moo bari doole Diop si moomu moo bari doole moomu ana Diop si moom est-ce que mu ngi fonctionné ba léegi. jërëjëf El Hadj boo may laa si Diop si 2014 ak léegi ak bon ba 2020 fan la si parti bu toll dafay nekk loo xamante ni bon dinaa si sawar loolu pour tontu si du ma la wax sax 2014 mais dama ni 2012 CPGE 2012 ba 2014 boo xool CPGE 2012 lan ko implanté sax laay wax fii ci Tivaouane foofu ci lañ ko créé maanaam fii ci Tivaouane 2012 dafa amoon objectif boo xam ne moo taxoon Demba Diop si taxawal parti bi fii ci Tivaouane lu fàttani bi muy ñëw fekkoon na la majeure partie des responsables yoo xamante fi mu toll ñoo ngi ci CPGE boobu kenn nekku ci kenn defu sax politique sama classe rek ñoo ci doon def politique Diop si ñëw taxaw ni doomu Tivaouane ak par rapport ak ni dëkk bi di doxee dinaa fexe ba doomu Tivaouane ñoom seen bopp formé leen de telle sorte que ñoom ëllëg ku leen tudd ci dëkk bi ci defar ci liggéeyu Tivaouane di nga leen ci boole. te booy xool depuis booba léegi damay jàpp ne tey la loolu gën a avancé tey la loolu gën a feeñ. c'était en 2012 tey booy xool Tivaouane bépp responsable politique bu ñu fa tudd wala lépp lu ci bépp activité politique boo xamante ne am na Tivaouane CPGE mënu ci génn. di ngeen ko limaale booy conseil yi fi nekk booy xool la majeure partie kenn benn parti ëpp fi CPGE ay conseil ci conseil communal bi mais également au niveau du conseil départemental kon CPGE jàpp naa ne tey la gën a taxaw tey la gën a mission bi nga xamante moo ko taxoon jóg tey la ko gën a. mais Mbaye est-ce que CPGE ni mu doon doxee depuis 2014 nga xamante ni da ngeen naan ànd képp koo xamante ni par exemple da ngay def cérémonie. invité leen ci ngeen ñëw toog ngeen dem ci gàmmu yi di dem ci cérémonie yi. di dem ci est-ce que CPGE boobu noonu mu daan doxee mu ngi doxee noonu ba léegi. non mu ngi doxee nu raw loolu xam nga fi mu toll nii peut-être situation bi moo toll foo xam ne peut-être situation pandémie lañ toll mais Diop si na mu doon def 2014 2012 2014 ba moment bii mooy tant boo dem bâche boo dem di nga fa dégg Diop si lépp loo xamante moo ngi am ci dëkk bi di nga fa dégg Diop si parce que nit la boo xamante ni également parce que ñun suñu parti na lay doxee parce que surtout côté social dañ ci évoluer lu bëri maanaam ci soxla dëkk bi. li ñuy doy meeru dëkk mooy jege askan bi fu askan bu tourné gis la bu nekkee ci naqaru gis la bu nekkee ci bànneex gis la tey la ci CPGE gën a taxaw ca bul nee naa la bu woon pandémie bâche boo dem di nga dégg taxawaayu Diop si ci bopp ci voilà. dëgg la nga joxal ma Pape Toro micro bi mais question bi may posé Pape Toro mooy est-ce que CPGE structuré nañ ko par exemple nga xam ni da nga naan kii mooy coordonnateur bi kii moo jiite CPGE kii moo ci topp nii la dem est-ce que CPGE am na loolu. mais si El Hadj CPGE am na loolu depuis man la may wax depuis 2018 bu ma juumul 2018 la ko CPGE am muy la suñu frère Cheikh Maïmina Diop moom mooy coordonnateur bi Khalifa Ababacar Gaye di secrétaire général kon ça veut dire que CPGE am na kii nañ ko quoi nga waxatee sax. structuré nañ ko am na coordonnateur am na le secrétaire général am na yeneen poste waaw. mais actuellement nii xam nga élection 2014 yi ñu doon defee élection maire yi. waa Tivaouane li ñu wax mooy Diop si moo gagné woon mairie bi. mais dafa coalisé woon nag ak Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar si woon ko Benno Defar Tivaouane. Benno Defar Tivaouane. voilà c'est ça est-ce que doole boobu Benno Defar Tivaouane amoon ba nga xamante ni nit ñi dañu waxoon sax ni peut-être locomotive bi ku koy diri CPGE la est-ce que boobu CPGE mooy dox ba léegi est-ce que doole jooju ba tey mi ngi pas pour naxante. non si El Hadj doole boobu ba tey mi ngi fi la moo tax man la doole boobu tey ba depuis boobu la élection locale amagu fi
élection législative moo fi am élection présidentielle. élection législative bi ñu demee bi ñuy dem élection législative dañoo dem CPJ moom rek amul benn parti bu fa dem sans coalition CPJ rek moo fi dem te am tak kenn te am na benn député te li ko waral loolu boo imaginer tey Benno Bokk Yaakaar ñu koy waxatee Khalifa Sall PUR ñu koy waxatee sax réew mi ñoon ñoo ko raw ci département bi te ñoon ñëpp duñu ay parti yu ndaw. ay coalition lañu woon en plus te duñu ay parti yu ndaw kon ça veut dire que ñooñu buñ ko rawee rek war nañu koo mën a raw beneen bi mooy dama lay jox ay li tax ngay wax doole jooju mooy El Hadj CPG bi Macky Sall di dem législatif xaw ma élection kii Macky Sall moom dong CPG moom dong àndoon Macky Sall ànd ak CPG bi muy dem mi ngi am bu mu juum 48% xaw ma 45% boobu CPG bokk ci mais bi mu ñëwee présidentielle CPG ànd ak moom mu am 58% xaw ma 59% kon ça veut dire que CPG am na doole. ça veut dire que 11% yooyu CPG la. non si moom la parce que El Hadj xam nga moo tax man la moom la tey Diop si nañ ko waa communauté nag ñoo ko xam mais Diop si dafa liggéey si département bi dafa liggéey si département bi. pourtant département bi da ngeen ko perte. mais dañ koo perte mais li fa Macky Sall am daanaka mosu ko fa am. li fa Macky Sall am maanaam affaire bi yokku na daal yokku na parce que boo xoolee tey jii. maanaam lañ leen daan gagné wàññeeku na tey boo xoolee ci commune Koul Macky Sall parce que musu fa am dara mais boo xoolee bi élection présidentielle ni mu demee ça veut dire que foofu Diop si dafaa job bu garaaw xam nga wax man na dafaa job bu garaaw diggante Koul ak benn dëkk bu ñuy wax Daaru Gay foofu dem nañ fa ànd fa ak Diop si ñoom ñu ni bu ñu waa Daaru Gay ñoom bu ñu jëndee ciment wala béton dañ koy wàcce Fass Jaksaaw mun ko wàccee Fass Jaksaaw dañuy fayaat ay poso pour ñu roñ ko yóbbu ko Daaru Gay seen doom yi bu ñu jëndee oto musu fa dem dañuy ñëw ba Fass Jaksaaw ñu yemalo seen oto yi bi Diop si déggee loolu ni non loolu nag problème la ni leen dinaa ko lakk fi bi ma xoolee distance man na ay 20 kilomètres man bi Diop si waxee loolu damaa tiit mais bi mu defee loolu ba affaire yi àgg non El Hadj nit gor la rek poids boobu li fa Diop si def moo tax Macky Sall am fa li mu fa am. moo tax Macky Sall am fa li mu fa am mais Mbaye Diop joxal ma Mbaye Diop micro bi question bi ma lay posé Mbaye Diop élection 2014. élection municipale. fii la ñu fekk ñun ñëpp. CPGE. riir ga fa nekkoon. ay Oussou Ndiaye. ay Khalifa Diop. ponkal yooyu ay aatu bu kër Ndiobbo. li may xam naa ko. effectivement ñu génne oto yi fii ànd ak waa APR yi. doole jooju riir googu ànd ak ñooñu ànd CPGE boobu Mbaye Diop CPGE boobu anam. moom lay wax sànq El Hadj man la CPGE boobu ba léegi moo fi nekk seulement aussi tamit parti buy dox dafay évoluer parti bépp parti buy dox dafay évoluer bon di nga gis ñoo xamante ay départ di nga enregistré ay arrivé loolu moom ala kulli ànd parti boo gis rek noonu lay fonctionner ca bu ma waxee ténor yooyu nga wax jàmbaar yooyu nga wax gis ma kenn koo xamante ne pratiquement jóge na fi bu may xool am na nit ñoo xamante ni peut-être mais bu ñu fi jógeewul aussi nañu arrêté seen activité. moom laa la wax peut-être am na ñoo xamante ni seen activité bon xaw nañ ko gérer tuuti ci parti. loolu lan moo ko waral loolu laa bëgg nga wax ko lu waral loolu. maanaam CPGE neexaay gi ngeen ji wax. Diop si borom Sabadoor bi comme ni ma koy waxee. nga xamante ni fu mu toll mu ngi defal teraanga waa parteem comme ni ngeen koy waxee di dimbaliw askan bi lu waral ñooñu toog loolu lan la feebar boobu laa bëgg nga wax lan la. bon xam nga ku ci nekk loolu. ay raisons personnelles ku ci toog rek dama jàpp na say raisons personnelles la mais li ma gis dans l'ensemble mooy c'est dans l'ordre naturel des choses parce que nit moom di nga nekk si parti di évoluer ba peut-être gisatoo ci sa bopp wala sentirotoo ci sa bopp wala ni muy doxee xëy na neexatu la benn instant nga toog mais bu dee si par rapport relation li ma xam si diggante ñooñu nga tudd ak Diop si relation bu rafet la parce que képp koo xamante ne Diop si nee na jógal da ngay jóg ñoom dañ dem ba jàpp seen bopp sax ay doomu Diop si kon politique booleetu leen ci CPG c'est une famille nit ñi boo xoolee ci biir CPG bala nga war a xam tey nga xewle tey ñooñu ñëpp dañuy teew ci moo la ne la militant CPG li ko différencier ak yeneen militants yi militant CPG dafa fidèle par rapport ak parti mais par rapport ak son responsable politique Diop si ba tax na bon dama jàpp ni
doole jooju xëy na yow yaa sentir que ni peut-être mu ngi wàññeeku mais man en tant que militant en tant que responsable ci biir parti bi jàpp mu ni mu ngi wàññeeku dama jàpp ni mu ngi gën a yokk. dafa gën a yokk pour man parce que ñooñu noonu fi nekkoon peut-être bon am na ci ñu jëlee seen i activité comme ni ma ko waxee xaw a toog mais tey continué jugoon mu jóg ca tey am na yeneen ñoo xamante ne enregistré nga ñeneen ñoo xam ay nouveau lañu te ñooñu aussi ay responsable lañu ay kilifa lañu tekk nañ dara ci dëkk bi seen waa koñ wóolu na leen li ma wax nag ñoom tamit ñoo ngi drainer ay foule quelque part. kon am na solo après ci biir question boobu sax ci lay relancer mooy dama gis coalition bi ngeen defoon ci année boobu élection municipale yi yéen ak municipalité bi le maire de la ville de Tivaouane Mouhamadou Diagne Sy Mbengue ànd boobu la est-ce que tasul ànd boobu dafa mel ni sa waay tasaaroon na de. non ñu nag Diagne Sy ba léegi ànd boobu moo fi nekk parce que bon booy xool damay revenir tuuti ci li ko waraloon parce que nee naa Sénégal boo doon wër doo fi gis benn dëkk boo xam wala benn commune boo xamante ni le parti au pouvoir accepté woon na dem coalition ak benn parti di nangu 50-50 amul fenn. loolu Tivaouane rek la am kon xam na bi ko Macky Sall di ko accepté doole ji Diop Sy am Tivaouane la ca ba léegi ni doole jo tey la gën a yokk ba léegi ni moo taxit suñ ànd ak Diagne Sy amul benn problème bépp projet boo xamante ni ñun on est des conseillers à la municipalité bépp projet boo xamante ni Diagne Sy yëkkate ko muy projet boo xamante ni amal na njëriñ Tivaouane da ngay gis militant Diop Sy wala conseillers yi nga xamante ni si Diop Sy lañ bokk dañ koy accompagner ci projet boobu ba am ci résultat mais lépp loo xamante moom xalaat na ko waxuma la mu nekk projet bu mu génnee mu xalaat ko loo xamante ni dëppawul ak dëkk bi ni mu war a doxee taxawaayu militant yu CPJ wala conseil yi fa nekk dina tax loolu du sax génn ba egg si conseil municipal kon ànd la boo xam ne ànd ba dama jàpp ba léegi ne ànd bu fidèle la parce que aussi tamit Diagne Sy bon lépp lu muy def mu leer ne lii réalité la boo xamante ni amal na njariñ dëkk bi daf koy ànd ak waa CPJ ñu réaliser ko boobu. kon d'après mën ngeen assumer di Diagne Sy Mbengue di doxal ci Tivaouane yéen a ko ànd CPJ ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi Diagne Sy Mbengue dirigé fii ci Tivaouane. non mënuñu cautionner lépp ne tout est parfait li muy def mais dama jàpp ni ñaare projet bu mu fi yëkkati boo xamante ni lii jàpp nga ni lii réussite la wala am na njariñ pour dëkk bi jàppal ni CPG daf ci saf-saf. CPG lañ ci ànd. CPG lañ ci àndal loolu moom boo ko laajee le maire moom dina la ci tontu xam na ni ànd bu rafet la et puis ba léegi nii gisuma loo xamante ni ñagas na ci daal. Pape Toro yow lii question bi ma lay posé mooy ku ne xam na ni élection municipale yi jub si na. yaa ngi gis Tivaouane boo dee xool presque sax mën naa ne actuellement ne on est en campagne électorale. Ablaye Ndiaye Ngalgou jaar fii. Diagne Sy Mbengue jaar fee di def ay mbaaxam. dégg ba Diop Sy borom Sabadoor bi def ay mbaaxam bi génne oto yi. semaine bii daal boo ko xoolee li nga xam ni Tivaouane yëngu na. parce que nit ñaa ngi wax ni élection municipale 2021 lay doon. mais nag El Hadj ñu man. non may ma ba ma daaneel sama question 2021 lay doon. li lu bëgg a xam mooy CPJ day dem ak boppam wala day dem en coalition. El Hadj foofu mënaguma la si wax lu leer mais ñi ngi waxtaan en tout cas te xam naa ne dinañ dem ak doole beneen bi li nga wax sànq di comme Diop Sy mi ngi ñun social ak dimbali El Hadj ku si ñëw da nga ñu see fekk mais ci la ñu musa ne dafa am loo xam ne dafa des suñu parti mooy suñu communication moo des mais social. ñun depuis bi Diop Sy bi mu ñëwee Tivaouane ba léegi si social lay dox ba tey ba démb moo ci mujj ay camion ay pacolin loolu la indi jàkka ja te defu ko dara lu te yàlla tax dëkk Kër Hadji Malick donc la ko def te yàlla tax kon ça veut dire que ñun li ñu daan def alaaji Tivaouane musuñu see dellu ginnaaw li ñu daan def ba tey ñi ngi ci beneen mooy lu mus wax mooy alaaji Tivaouane fii lépp lu fi waay bëgg di nga aw si CPJ kooku moom maa la wax. Tivaouane CPG mooy arbitre bi quoi. non loolu moo am lépp lu fi waay bëgg di nga aw CPG. lépp lu fi waay bëgg est-ce que du CPG moo gën a bëgg ñooñu. non ça veut dire que non ça veut dire que. bu fekkee ni doole jooju ngeen wax CPG am na ko da nga leen doon CPG moo war a jiitu nit ñi topp ci seen ginnaaw. mais El Hadj suñu dëkk bi dafa am ay kilifa dafa am réalité yow xam nga ni jamono élection municipalité bi passé conséquences yi si am yëpp xam nga ko yaa ngi dégg. mais li Mbaye Diop wax sànq mooy amul benn parti présidentiel parti au pouvoir buy dem élection di nangu ak benn parti bu ndaw 50-50 est-ce que nga comprendre mais li si am xam nga ko jarul ñu fi nekk di détaillaat. non man même bu ma ko xamee wax dëgg askan bi man moom. waaw non ça veut dire waaw non ça veut dire li bu ma nee li si am xam nga ko mooy boobu kilifaa ñu ñaan ñu may ko kilifaa ñu ñaan ñu may ko. mais boobu bul woon kilifa ko ñooy nekk maire
loolu yow xam nga ko keneen xam na ko dëkk bi yëpp xam na ko. élection municipale yi di ñëw laa la wax. dama ne la élection municipale ban taxawaay lay taxaw laa la wax. te xanaa dem laaj dëkk bi gérer ko taxawaay boobu la CPJ. tey bu ma laajoon CPJ bëgg naa nekk maire Tivaouane. non si bëgg na nekk maire Tivaouane pourquoi ça CPJ maire Tivaouane la soxla te dinañ ko ak jot incha allah parce que El Hadj ñun ñun dañu li maire war a def. ñun dañ koo def depuis 2012 ba léegi ñu ngi ci li weer maire wala def te boobu ba léegi bàyyiwuñu te amuñu benn poste suñu ay moyens bopp la ñuy jël di ko def c'est comprendre kon ça veut dire que CPJ Tivaouane ñoo bëgg CPJ ñoo bëgg Diop Sy Tivaouane ñoo bëgg Diop Sy parce que xam na ni ki leen amoon njariñ Diop Sy moo leen amoon njariñ Diop Sy xaarul dara ñun ñii di ànd ak moom sax des fois dañ koy mere parce que dañ naan ko teel sa loxo. mais danaan dimbali leen man am na ab gàmm goo xamante ni lu ne la indi fii ma ne ko père nañ ko filmer wane ko mun ma duñ ko wane du ma ko wane depuis 84 ba léegi maa ngi koy def Tivaouane dama fiy def te yàlla tax defuma ngir politique defuma ngir dara damay def rek te yàlla tax man ça veut dire que kooku bëgg Tivaouane te waa Tivaouane tamit wan ko ni ko yow tam ñoo la gën a bëgg. jërëjëf émission bi 5 minutes moo ñu dese Mbaye Diop li ma lay laaj mooy seen relation entre les villages rattachés maanaam. village rattaché bu mësaan a dugg ci àddina dañ leen ngay am na ay jamono sax benn autorité ñu moom la dugg ci village rattaché ndax Diop Sy mais est-ce que relation boobu Mbaye Diop est-ce que yàqu. waaw bala may dugg si relation boobu da nga may tuuti rek ma revenir ci li Pape doon leeral sànq ci local yi ni jëm xam nga Diop Sy ses activités li muy def lépp mooy li am maire war a def ci commune am mooy jige askan bi nekk si bëgg-bëgg askan bi. bon Tivaouane la nekk parce que ku nekk yaa ngi toppandoo ku nekk yaa ngi jéem mais dama jàpp ni lu fi waaye defit la par rapport ak jige sa askan ak dimbali sa askan tey bu ñuy wax gis nañ bon bu yàggul rek parce que fan yi muy taw yëpp yow boo duggee si dëkk bi xam ne fépp foo xamante ni point bas la ndox di fa taa oto yi Diop Sy ñëw dindi na loolu ba chaque jour parce que oto yaa ngi fi am na sax di nga gis sax benn ay gars yi pour des raisons politiques ni dañuy louer ay oto xam nga oto bu la jëlal benn 10 000 francs la 10 oto mën na nekk du la revenir sax à 100 000 francs mais loolu lépp ay détails la yoo xamante ni bëgguma ci kii parce que man nit aussi tamit buy dugg def ci dëkk dama koy encourager mais dama gis ne d'une manière permanente oto yi Diop Sy ñoo ngi fi bu layoon tey ba démb bi muy taw gis nga oto yaa ngi si biir taw bi di génne ndox mi pour nit ki soulager wu tey moo tax ma ne lépp loo fi gis ak defet la gis nga am na loo xam ne Pape daf ko brossé mooy dama gis tamit ci tamxarit gi benn site bu filmé ay quelque nag ni lii diw moo koy dimbalee askanu Tivaouane mais tey boo doon dox dëkk bi mënoon nag yooyu benn quartier lañ ko daaneel amul pour vous dire que ni te dama gis Diop Sy par rapport moo tax ma ne defit la gars yi dañuy jàng mais li ñuy jàng defit la du noonu la ni politique nit ki da ngay defal loo xam ne lu concret la nit teg seen bët gis nga gàmmu dama gis paa bi wàccee fii ay camion lu mat 310 nag li may wax ci émission laa koy waxee mooy kër sëriñ bu nekk da ngay dàq groupe bu nag dugal fa mu des Diop Sy ni non du sëriñ si rek ñooy gàmmu population bi dañuy gàmmu 72 quartiers parce que à peu près 72 quartiers officiels moo am Tivaouane mais amul quartier boo xam ne paa bi yóbbu lu leen nag teg ca genn wàllu tonnu ceeb muy di sac muy village rattaché yi ngay tudd muy quartier yi nekk si biir dëkk bi loo xamante lu concret nit ñi teg seen bët kon bëri na yoo xamante ni bu nax population bi bëgg a dugg ci ay local di tax ngay def yoo xamante ni non ñooñu moo tax ma ne defit yooyu loolu defit la defit dafa jege ak defet ca defit dafa lay indil defet comprendre nga pour vous dire que ne Diop Sy engouement bi mu amoon 2012 réitéré ko 2014 tey moom lañ taxaw am objectif boobu pour élection locale yi ñëw kenn xamagul nag date bi exact mën na nekk 2021 nañ si yàlla yóbbu ak jàmm pour vous dire que ne village rattaché yooyu nga ma laaj tey la Diop Sy gën a engagé wu pour jàppale village rattaché yooyu dafa am benn jamono village rattaché yi ñoom oto yi jël mbalit duñ àgg foofu mais tey Diop Sy am na programme boo xam ne presque 1 an bu nekk surtout période yi wala veille hivernage wala après hivernage bi dafay dugg ci village rattaché yëpp dindi lépp lu fay mbalit man dem naa ci benn village man naa tudd tur bi muy Kër Macoumba Diop mag ñi nekkoon foofu ni ma sën bii Diop Sy dindi ñoom bi ñu nekk xale sën bi fi leen ko dana judd fekk ko fa bi ñu fa dellusiwaatee non seulement que nettoyé na ko mais foofa kër la bâtiment lañ fa fekk kon Diop Sy yàgg na topp village rattaché yàgg na leen jàppale ci xam nga village yoo dafa fidèle bu la xesee jox kàddoom rek jox na la ko moo tax yaa ko wax sànq ne nga am na politiciens ñi mawul woon sax dugg ci village rattaché yi mais yaatuwaay bu Diop Sy ak jëf lu mu fay jëf wala li muy seq ak ñoom moo tax loolu tey dëkk bi retax
loolu tax dëgg tax mbokk yi gis ngeen ko muy noonu émission bi presque jeex na 2 minutes moo ci des li ma bëgg mooy ngeen wax ba seen dernier mot lan ngeen di wax waa Tivaouane ñu jàpp ci CPJ ngeen teg seen loxo loo xam waa Tivaouane dañ koy téye jëm ak ñoom élection 2021. El Hadj man dafa am lu ma bëgg a wax tuuti mooy dama bëgg a wax ni leen. émission bi jeex na de. non dama am benn message bu ma bëgg a lancer tuuti rek dama bëgg a wax ni leen gars yi nan def ndànk ku ko man ku koy jéem bokkul Diop Sy ku ko toppandoo da ngay mujj lab li mu man moom dong ko man fii si Tivaouane ndax xol la koy defee deful dara gis si deful dara day def te yàlla tax xol la koy defee li Mbaye Diop wax sànq mooy leneen li fi waay def rek non defaat la mais kenn defagu fi lu fi Diop Sy defum amul kon nan def ndànk balaa ñoo jeexal. mais El Hadj ma di wax waa CPJ ni leen waa Tivaouane sax laay wax di leen wax ni leen non CPJ ba léegi la mu daan def moo ngi koy def nan ko bàyyi xel te xam ni ñoom Tivaouane rek moo leen ñor bëgguñu dara loolu Tivaouane jag Tivaouane baax Tivaouane nekk si ay loxo yu wóor te ñi ngi leen di wax ni leen ñu bàyyi ñu xel bàyyi woon nañ ñu xel sax mais ñu gën ñoo bàyyi xel xam ni ñun Tivaouane rek moo ñu ñor lu ku defal Tivaouane mun Diop Sy bu ñu doon ànd ak moom te xam ni kii bëggul Tivaouane duñ ko topp duñ ànd ak moom mais mu daf ñoo leer ni dafa bëgg Tivaouane moo tax ñu topp ko mais ñun ñàkk ñu fayda bay topp koo xamante ni faalewul Tivaouane yëgul Tivaouane li tax ñu topp ko mooy heure buñ ko topp buñ toogee ak moom problème Tivaouane lañ ko wax te moom moo gën a xam problème Tivaouane parce que bu senoon Tivaouane muy gën dëkk yeneen fi mu dëkk parce que tey ji toog na sax télé wax ko toog na télé ni non dama bëgg Tivaouane na ma gën a Médina gii ma dëkk kon ça veut dire que ñu ngi invité waa Tivaouane yëpp si CPJ ñu gën ko bàyyi xel. jërëjëf Pape Mbaye lan mooy si dernier mot. waaw sama dernier mot mooy di la sant di la gërëm di sant également ñi nga xamante ñoo ngi topp Ndokh TV bon di daaneel sama kàddu ci nii képp koo xam ne militant nga nekkoon responsable comme ni nga ko waxee sa départ wax nekkoon CPJ dama lay tàllalaat loxo encore une fois wax ni la pour ñu ñëw gën a jàppasiwaat bi xam ni élection locale yi ñëw seeni élection la parce que aussi tamit nit dafay am objectif ñoom ñëpp li leen dugaloon ci politique moo doon peut-être un jour ñu diriger dëkk bii di dëkku Tivaouane jëlee ko fu loxo yi mu nekk yóbbu ko ci loxo yoo xamante ni moo gën a set quoi daanaan fu mu nekk stade bi mu nekk jël ko fii yóbbu ko fu raw fii di leen soññi encore une fois ñoom ñëpp kenn ku si nekk ñu dellusiwaat gën a bokk ndey gën a bokk bàyyi ñu xam ni suñu parti lan am nañ ko jëmale si kanam ci incha allah local yi ñëw seeni local la jërëjëf El Hadj ñoo ngi lay sant la gërëm. jërë ngeen jëf mbokk yi Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV dégg ngeen waa CPJ la ñu wax yéen waa askan wi nag yéen ay jugé xool ba xam li ñu wax est-ce que loolu mu ngi fi wala déet tey ñoom lañ invité woon di waxtaan ak ñoom ci CPJ bu Demba Diop si borom Sabador bi Alxaaji Mbengue Diop ak Mame Ndokh TV jërë ngeen jëf.